waaw mbokki Banda Ndar Kër Ñaawul Petit Paris tey di nekk le 28 décembre ñu commencé set setal bi fii ci Banda Ndar commencé nañ set setal bi am gan ki nga xamante ne mooy candidature maire Abdoulaye Diop ñëw na léegi àndaale tamit ay sërite yu dul macha allah àndaale na ay ballon ndox ak yeneen bagage ànd ak convoi bu am solo kon dañuy jox suñu grand Abdoulaye El Hadj Abdoulaye Omar Khouma. Félicité ci seen teewaay fii donc di rafetlu rek programme bi les 77 de Bandar muy initiative association jàmm ji ñu nekk ci 4e édition bi moom bu muy départ affaire yi xale lañ ko foogoon mais def lu baax rek mooy moo am solo. gis nga léegi dem na ba nekk affaire yi mag ñi ñëpp dem na ba nekk affaire yi Bandar yëpp mais dem na ba nekk affaire yi commune toute la commune de Djilor donc loolu mooy avantage bi nga xam ne ak leçon yi nga xam ne moom lañ ci tiré. un sentiment de satisfaction on peut dire pour initiative bi donc encore merci Abdoulaye Diop donc loolu mooy li ñu amoon li ñuy wax. asalaamaaleykum maa ngi jël nuyoo bi di ko teg ci loxo président ASC jàmm ji de Banda Ndar nga xam ne ñoom ñooy initiateur événement bu mag bi di wax rek ne dañ ci am mbégte bu rëy ñëw fekkee ko ren xëy na peut-être ñu ngi doog a yëg lu toll ni ci Banda Ndar di ko rafetlu di ci am mbégte aussi bu rëy. suñu teewaay fii nag du leen lu dul nekk doom ci réew mi ku wax Djilor wax Banda Ndar am fi aussi ay xarit am fi ay frère am fi lu ne ay papa ak yaay loolu moo tax ñu teew fi tey modeste contribution bi sax dañoo ñëw rek dañ koy dugal ci ruq bi nii pour gars yi jàppale ci ndox mi mais xëy na lii sax indiwu ci mais teewaay da ci am solo ñëw inspiré wu d'abord ci initiative bi xool aussi naka lañ koy lawalee ci commune bi yëpp je pense que lii ku ko am li gën a jafe mooy la mobilisation et la cohésion des jeunes ci benn dëkk mooy li gën a jafe ku ko am da nga cee war a jàpp mun see teg ay initiative yoo xam ne dina law fépp et xëy na loolu mooy suñu mébét te lii aussi dafa mérité ñu inscrire ko ci plan de développement communal nga xam ne dañ ko fay inscrire mu doon une activité annuelle boo xam ne nii tout l'ensemble de la commune dañ koy débuté ndoo am loo xam ne fierté lay doon parce que comme ni ma ko waxee léegi set si la lépp xet soo waxul set mënoo am développement parce que fu amul cet wér-gu-yaram mënu faa dugg ku wax fu amul wér-gu-yaram mënoo tal foo demee yëngu ba mën a pousse sa développement commune donc une fois de plus den gërëm den sant di wax ne kontaan nañ aussi si invitation bi ak teewaay bi di ñaan rek yàlla yàlla na law incha allahu rabi yàlla na law et ni ma ko waxee woon léegi aussi dinaa ko ci teg ñaan yàlla déwén le 24 février carte gi yëpp leer incha allah ñoo xam ne voilà ni mun ko inscrire maintenant ci plan de développement communal mu doon une activité boo xam ne ça va être une activité pour tous les jeunes de la commune loolu laa kàddu yooyu laa amoon lu ma si sànni waaw parce que yàgg nañ leen téye. ok merci. waaw maaleykum salaam ñu ngi leen di nuyu bu baax yéen waa Avenir Média déplacé wu suñu événement bi maa ngi leen di nuyu man la Mohamed Thiam président association jàmm ji de Banda Ndar tey ñu organisé woon set setal fii si suñu village muy Banda Ndar voilà muy Banda Ndar ñu nekk ci première édition bi mu nekk 2 jours di le 28 ak le 29 ñu ngi leen di ziar di leen dalal jàmm. non bi moo nekk 4e édition mais tey mooy premier jour ci journée bi parce que événement bi 2 jours la le 28 la ak le 29. effectivement mun naa ne gisuñu ko fenn événement bi ñu ngi ko commencé 2018 2019 2020 2021 kon ñu ngi ci 4e édition n'est-ce pas dañoo dëkk si dëkk bi nekk ay jeunes xam ne dëkk bu naree naat wala mu nar a set wala mu nar a développé ndaw yi rek ñoo ko mën a développé ñoo ko mën a setal comme ñun ñoo jiite ASC bi
ñoo xam ne ay jeunes foo leen soxla rek war nañ la mën a jàppale moo tax ñu invité jeunes yëpp ñoom it ñu ñëw taxaw ci liggéey bi pour ñu setal suñu dëkk ba ku gis suñu dëkk naw ñu loolu mooy idée bi. waaw au début moom mun naa ne lu ñu soxla woon ci public amuñu ko mais lépp loo gis rek début bi day xaw a sooxe mais nag vraiment biñ ko defee nit ñi gis ne lii kat lu rafet la. deuxième année bi uyusi nañu troisième bi gën nañ uyusi quatrième bi yaa ngi gis nit ñi macha allah ñëpp ñu ngi ci liggéey bi partout jóge fu nekk si Sénégal Dakar Kaolack Casamance am nañu jóge sax ba Banjul mais la moo leen déplacé mooy ñëw setal seen dëkk kese kon ñu ngi remercier ñëpp di kontaan si ñëpp encore une fois. asalaamaaleykum waa AMTV Avenir Média maa ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax ci seen site bi macha allah di leen ñaanal yàlla mu yegg fi ngeen bëgg mu yegg ci barki Cheikh Ahmadou Tidiane maanaam ñu ngi sant yàlla bu baax bi nga xamante ne ni suñ borom may nañu ñu fekkeewaat bii nga xamante ne mooy 4e édition association jàmm ji créé ko nag mu nekk loo xamante ne initiative bi ci ñun la soxee ko mais nekkatul loo xamante ne ñun ñoo ko moom parce que ëpp nañu fi mu nekk nii loxo. mais ñu ngi sant yàlla maanaam fépp fu doomu Bandar nekk yaa ngi fay bàyyeekoo di ñëw muy côté xaalis muy côté mën-mën yëpp yoo xamante ne nii jumtuwaay yoo xamante ne soxla nañ ko ci journée bi ñu ngi sant yàlla baax a baax lépp loo xam ne mu ngi dugg ci association bi doomu Bandar moo ko fi dugal mais amul benn financement boo xamante ne nii mu ngi dugg ci Bandar ci set setal bi ki ko fi indi nekk hors dëkk bi c'est la première fois nag mu am ren. bi nga xamante mooy 28 décembre bii nii di mardi premier jour bi ki nga xamante ni tey moom leen njëkk a gis moom mooy monsieur Abdoulaye Diop bi nga xamante ne ni moom candidat la élection locale 2022 yi indi na participation am ki nga xamante ni tamit moom mooy monsieur le maire gis nañ participation am mais c'est la première fois loolu am comprendre nga tey ñun sant nañ yàlla bi nga xam ne doomu dëkk bi tey ñun. lépp loo xamante ne bëgg nañ ko journée bi ñu ko defal suñu bopp alhamdulilah rabbil alamin. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah gannaaw bu ñu sant yàlla julli si yonent bi ñu ngi kontaan bu baax wax dëgg yàlla suñu contentement am na fu mu commencé waaye amul fu mu yem ci li nga xam ne mu ngi am ci Bandar te jeunesse su Bandar di ko def ànd si ak waa association jàmm ji. ñu nekk les initiateurs vraiment lii on peut dire que ce sont des jeunes éveillés des jeunes imbus des valeurs républicaines kon donc du ñu def lu dul di leen féliciter di leen encourager ñu persévérer ci chemin bi ñu persévérer davantage ci logique bi nga xam ne ñu ngi ci parce que set boo ko waxee je crois que moom mooy base du développement parce que mënoo wax set développement sans nga wax set. Un corps sain dans un esprit sain je crois que loolu mooy base du développement kon ñoom ci logique bu ñu nekk c'est à saluer quoi parce que véritablement depuis que ñu koy commencé ba léegi chaque instant dañ koy gën a taaral dañ ciy gën a liggéey muy wane na rek dafa nekk jeunes yoo xam ne yaccaaraluñ jeunes yoo xam ne la seen commune seen dëkk jaral na leen lu bëri li koy firndeel moo nekk saa su nekk bu ñu ñëwee rek ak ñi ñuy ñëwee rek da ngay gis ne ñii dëgg-dëgg lu leen ñor moo nekk seen dëkk ñun nag du ñu def lu dul di leen encourager à chaque fois di leen encourager wax ne ñu ngi seen ginnaaw lépp li nga xam ne ñu ngi si rek ñun ñu ngi si suba ak ngoon parce que ñun suñ dëkk la ñu am amuñ leneen lu dul Bandar la ñu am moom mooy suñu fierté kon bu ñu amee jeunes yu mel nii ñu taxaw dëkk bi ci lu mel nii vraiment ñun tamit dañ ciy ànd di ci kontaan bu baax a baax di ci am yëg-yëg bu rëy a rëy suñu làmmeñ sax lott na ci li nga xam ne ñu ngi koy yëg tey jii nii ci jeunesse bi nga xam ne jeunesse bu mel nii la jeunesse bii la Sénégal soxla jeunesse bii la Bandar soxla ñun lii lañ bëgg si suñu dëkk parce que lii mooy base de développement kon ñu ngi siy kontaan bu baax a baax wax dëgg yàlla di leen encourager ngeen persévérer davantage merci beaucoup je vous remercie. maa ngi nuyu population bi nga xam ne ñoo fi teewagum di la nuyu yow mi di si teg caméraman bi di kontaan si liggéey bi bu baax a baax depuis 2019 ñu ngi ko commencé di ko def 2020 2021 macha allah mu ngi gën a jëm kanam waaw. kontaan nañ si bu baax a baax wax dëgg yàlla lii nit ki moom amul lu dul dëkkam soo ko defarul keneen du la ko defaral incha allahu rabbi di fas yéene at bu jot rek ñu def le 28 29
set setal Bandandaar Kër Ñaawul Petit Paris incha allahu rabbi yal na jëm kanam yàlla yàggal fi yow caméraman bi maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp wax dëgg yàlla di kontaan si mbir mi bu baax a baax. waaw basi ɓe haali wi mbe be fola ka ɓe jiyara amba fo alhamdulillah mbe ala tano ko soɓe ASC Jamuji la initiative la wulde ni set setal ni créé depuis biɗe ñina ya signa nannaye vraiment ambe duwaw keraw ye ala ke here dama sine kene ala mo dirama ni événement fulen ñe ala ma kera angse ka ala ke kene dama sao sa angse kana ka tewe kumi be vraiment ni initiative ñumane bari vraiment ni ame ko jamana dilani bebe foloka ila sure dilan folo ne be ila sure dilan kila duda dilan ro inshallah jamana betanye jamana be jeya jamana betanye vraiment dem si on sebe bade do vraiment ube ulo dugu fe ou benembe vraiment ko bulo di ñoxana ko la moyen la boka be initier vraiment sao sa ambe na ñoxom be ambe dugu dilan amu fola ku tano vraiment merci ala kay sina kena duma merci beaucoup ci ngeen gisee yaakaar naa ñi wax yëpp benn wax bi leen am ñëpp benn empêchement tamit benn bëgg-bëgg daal moom leen am tey ñu taxaw ak suñu grand kii di grand Arona Khouma suñ ko waxee Sénégal waxuma la Sénégal mais Afrique waxuma la Afrique mais monde bi entier jaratut kenn di ko laajte ndaxte grand Arona Khouma xamee nañ ko ràññee nañ ko tamit ci yeneen yi nga xamante ne ni ñu ngi ci biir Sénégal ndaxte toujours moom it mu ngi def li nga xamante ne mooy jëmale réewum kanam grand Arona Khouma tey moom la ñuy dalal nii si AMTV grand bi ñu lay laaj sa gis-gis tey si jour bi naka la. alhamdulilah maa ngi leen di nuyu yéen waa MTV bu baax a baax di am contentement si seen présence fii tey si set setal de Bandandaar bi ñuy def chaque année mu nekk initiative bu rafet a rafet vraiment ñun lu ñu si gën a marqué rek mooy ndaw ñoo xamante ni dañoo am cohésion d'équipe bokk benn gis-gis jàppandoo dóorandoo ne dañuy génne mbalit si seen biir dëkk te loolu président de la république monsieur Macky Sall moom moo ko digle. kon dafa mel ni ñun ñu ngi si yoon boo xamante ni moom la Sénégal soxla dégager mbalit bi yëpp mu génn fi avantage yi si nekk muy santé bi si wàll population bi wér-gu-yaram bi waaye tamit dëkk bi set leer nañ ba nga xam ne sécurité yi tamit dina si am ndax booy dox guddi beeg yooyu di nga xam fooy teg sa tànk. loolu yëpp vraiment mu nekk loo xamante ni lu rafet la loo xam ne judd na si journée bii nii buñ passé si côté set beeg yooyu mbooloo ni ñuy dajee nii rek esprit yi nekk benn loolu moo gën a nekk avantage si dëkk yi tamit comme ça ay dispersion di am dëkk bu waree dem si kanam rek mbooloo la te mbooloo moom bu si jeunesse nekkee rek alhamdulilah quoi sant yàlla te set setal bi loolu lay indi mbooloo ak jeunesse bi nekk benn bokk benn esprit d'équipe di dóor xàccandoo dóor dem si kanam. waaw maa ngi bàyyi ko ba Dakar laa jógee ko ñëw teewee si set setal bi demandé te si service laa nekk mais dama demandé permission ndax sama dëkk jaral na ma loolu. ko tamit ànd ko ak ñun kon Oustaz Cheikh Tidiane Khouma ñu ngi lay jaajëfal di la ndokkeel di la dalal tamit si seen YouTube di AMTV nga xamante ne gars yi gis nañ ci moom it lu bëree ba tax ñu invité ko tey fii yaakaar naa moo fi première rajo boo xamante ne wala première télé boo xamante ne tey taxaw na fii nii ànd ak gars yi si programme bi tey ñu la doon laaj it sa gis-gis si bés bi naka la. auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. alhamdulillahi lazi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah wa salatu wa salamu ala maulana rasulillah wa radiyallahu an ashabihi wala hawla wala quwwata illa billahi ali azim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli ya himmat shaykh uhdir lana fi hadha al-mahdari wa tatifi bi nasratin ta'ti lana fi safar uhayyikum tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyibah alaahi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu kon mbokki Bandandaar mbokki commune Djilor mbokki région Fatick mbokki Sénégal yëpp maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkel di am fierté am mbégte ak kontaante ci li nga xam ne moom mooy initiative bi nga xamee ne bi mooy 4e édition ñu koy def muy set setal Bandandaar muy loo xam ne nag lu am solo la ndax
Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ne an-nazaafatu minal iman, set mu ngi bokk ci ngëm yàlla. kon dëgg-dëgg doomu aadama bi nag li nga xam ne moom mooy pas-pasam yëpp ci lam gëm, maanaam lim gëm daal loolu lay wane. kon dèjà mel na ni xale Bana Ndar gëm nañ fi nga xam ne moom mooy seen dëkk, gëm nañ fi nga xam ne moom mooy seen gox, waaye gëm nañ seen réew. kon ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci lii di wax ne ñu ngi ci ànd ak yéen toujours, ndax ñun amuñu fenn fudut Bana Ndar. waaw lépp lu ñu am lu ne Bana Ndar lañ koy def. en même temps fépp foo xamee ne mën nañ fa leneen tamit ñu jàllale fa suñu mun-mun, waaye def nañ suñu dëkk muy priorité ci ñun. te loolu tam ci la ñuy yar képp koo xam ne doomu Bana Ndar nga, ci lañ lay tàggat ba nga xam ne gëm-gëm boobu dana nekk ci yow. ñu ngi jaajëfal ñëpp rek di sant monsieur le maire ci li nga xam ne joxe na ko fii nii pour luy dooleel set setal bi. di sant itam Abdoulaye Diop nga xam ne ñëw na fi tam indi fi ay matériel ak ndox pour loo xam ne dana jëmmal bés bi, dana jàppale askan bi nga xam ne ñoo fi ne di liggéey. ñu ngi ndokkeel ñëpp rek di wax ne mbir yëpp daal mu ngi aju ci dogu, ndax arab dafay wax ne innal azimata wahdaha hiya lati tataxalabu ala jamihi soabat. mu ne li nga xam ne moom mooy dogu mooy li nga xam ne day not bépp gàllankoor. doomu aadama bu notee maanaam bu amee not rek su boobaa lépp loo xam ne ay gàllankoor la day mucc ci loolu noonu, ndax dogu mooy tax nga mën a not lépp loo xam ne rek ay gàllankoor la. kon ñu ngi jaajëfal ñëpp di wax ne il faut ñu am ci pas-pas, am ci muñ, am ci dëggu, ndax dëggu rek moom mooy li nga xam ne doomu aadama bi bu ko amee su boobaa lépp loo xamee ne dugg na ci rek da ngay gis du ca am tànki ginnaaw. kon ñu ngi jaajëfal ñëpp di ndokkeel mbokki Bana Ndar ak Kër Ñaawut yëpp di leen remercier, di leen sargal, di leen wax ne macha allah ilal amaam. wasalaamaaleykum wa rahmatullah. Voilà, bonjour. C'est Mamadou Ndaw, Monsieur Ndaw, professeur anglais. C'est un grand plaisir pour moi d'être là aujourd'hui. Nous sommes ici au Bana Ndar. Reprendre. Alors bonjour, je me nomme Monsieur Ndaw, professeur anglais. C'est un grand plaisir pour moi d'être là aujourd'hui. C'est un événement annuel. Voici aujourd'hui la 4e édition. Un événement initié par l'ASC Djamoudji de Bana Ndar. Vraiment, nous sommes ravis, nous sommes agaillardis aujourd'hui d'être là avec toute la population bandandaroise qui se sont déplacés partout au Sénégal pour venir rendre propre leur village. Vraiment, c'est un acte salutaire. C'est des jeunes engagés, des jeunes imbus des valeurs républicaines. Parce qu'à chaque fois, ils sont là, prêts, ils sont là engagés, rien que pour rendre propre leur village. Et qui dit propreté, dit d'abord, qui dit développement, dit la propreté. Parce qu'un corps sain dans un esprit sain. Parce qu'on ne peut pas travailler si le milieu n'est pas propice. Donc le développement, la base, c'est la propreté. Donc ils sont là évidemment pour rendre propre leur village. À chaque année, ils font la même chose. Donc c'est des jeunes engagés, des jeunes qui sont là, qui sont prêts à rendre propre leur village. Et ils se sont déplacés partout au Sénégal pour venir ici. Vraiment, on salue leur acte. Je vous remercie. AMTV, maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant maa ngi gërëm waa association bi waaw 77 de Bana Ndar bi nag yéen a ma gën a xam chaque année ñu ngi koy féetee waaye tey da cee rawati waaw commencé nañ démb ci añ yi def ceebu jaga def ceebu jën bu xonk tur yaa ma gën a xam gars yi lekk ba suur kontaan te lool waaw tey nag ñu fas yéene togg ceebu ginaar ñu ngi nii raxas nañ ginaar yi ba pare
di waaj a taalal suñu gaay yi suñu jàmbaar yi fëkk dënn yi nag ndax kenn du ñoom ñoo ñëw pour set setal dëkk bi dafa dëkk bi yëpp du luqati mbalit mu tilim meeg luqati lépp fi mu toll nii ku ñëw Bandandaar da nga naan Paris lañ nekk te mi dëgg mooy Petit Paris kat nag ñu ngi kontaan lool nag ñun luñ def rek ci lii dañ koo xeeb buñ sañoon dañ koy def une semaine di togg di noppalu waaw waaye nag ñaari fan yi luñ ci mën rek ak suñu kàttan ak suñu daraja dañ ko ciy def ak suñu xaalis ak suñu lépp ndax lépp lu ñëw pour setal Bandandaar rek dañ ciy ànd ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp rawatina nag suñu jëkkër diñ ci sargal ak Malick Wilane sama doom jooju nag Arona Xumba sagal ñu fépp nag partout dans le monde waaw ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ñu dalee nag ki commencé ki ceebu jaga bi après à suivre ci saf-safal ga rek yaa ma gën a xam dëgg du neex. waa sant yàlla bu baax di julli si yéen salaahu salaam di sant suñuy wayjur di sant waa AMTV di leen nuyu bu baax aussi di leen ziar di leen ñaanal jàmm fu ñu mënta nekk di kontaan bu baax a baax si association jàmm ji ak groupe Bandandaar Kër Ñaawul ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm ndax ay jàmbaar lañu xale lañu mais ay jàmbaar lañ macha allah fu ñu toll ñu ngi xool li nga xam ne mooy avancé loo dëkk bi ñu ciy dox di ci wax di ci def seeni activité yëpp kon ñu tamit dañuy sant yàlla bu baax ci loolu ñun nag ay jigéen lañu mais toujours ñoo ngi ci seen ginnaaw foo leen nekkee ci kanam rek ñun ñoo ngi ci seen ginnaaw ndax loolu moo ñu war te mooy suñu devoir aussi ndax ñun tamit amuñu fu dul Bandandaar Bandandaar la ñu am Bandandaar la ñuy bëggee Bandandaar la ñuy ndamoo fu ñu munti dem boo ñu laajee fu ñu dëkk sax dañuy sawar pour wax ne Bandandaar la ñu dëkk loolu moom ak cant la bu baax a baax te itam dëkk bi daa neex a dëkk ndax xale yi fi nekk ñoo ngi ànd jàppoo takkatoo pour liggéeyal suñu dëkk waaw te loolu moom sant yàlla kese la ñu ngi leen di nuyu nag bu baax waa AMTV di leen ziyaare bu baax di leen jox seen wàccuwaay bi leen yàlla jox di leen ñaanal yàlla continuer incha allahu rabbi. waaw mbokk yi di leen nuyu di leen ziar bu baax di am kontaan te mbégte ci bés bi waaw di wax ne comme ni ñu koy waxee saa su nekk rek chaque année le 28 le 29 décembre moom lañ koy def ren nag comme ni ñu ko defee ñu jàpp ko comme bés boobu ñu ngi am kontaan te mbégte bu baax nag wax dëgg yàlla ci gaay ak taxawaay bi nga xamante ni am nañ ko ci. di leen gërëm bu baax di wax ne dëgg-dëgg yàlla am nañ kontaante ndax set setal bi tout le temps comme nii lañ koy bëgg di defee jeunesse dëkk bi yëpp dañuy ñëw mobiliser ñu ànd ak ñoom ci bés bi wax di yàlla setal ko mbedd yeeg yooyu yëpp wax dëgg yàlla tabaarakallaa set na lool ñu ngi am kontaante mbégte te lii defe naa ne charia moo njëkk a santaane lii anasafatu minal iman moo tax ñuy góorgóorlu ñun tamit di jéem a setal suñu gox ba am sax ay carte remerciement yoo xamante ni ak ay décor yoo xamante ni ñu ngi koy amal AC président l'association jàmmo ji muy Malick Wilane moom ren lañ ko fas yéene defal maanaam bis ni ki tey nii lañ ko war a décorer fii ak nga xamante mooy Arona ñëpp xam ko ci daw mu nekk athlète international ci dëkk Bandandaar moom it di doomu dëkk bi moom it tey lañ ko bëgg a sargal fii incha allah su ko defee ñu am kontaan te mbégte di wax ne dëgg-dëgg yéen it ñu ngi leen di gërëm bu baax ndax gis nañ seen taxawaay bu baax a baax a baax di leen ñaanal yàlla yéen it li yaan yàlla yokk ko ba mu nekk télé bu mag a mag a mag bu jaay Seydina Muhammad ñu ngi bég lool